benn waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi diggu njolloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne Ndiaye. li ci gën a fës mat na ñaari weer ba syndicat ñiy liggéey ci wàllu yoon tàmbale seen grève bi ak tey li mu jur nag ci ay rëq-rëq bari na bokk na ci ndongo yi nekk ca Bambey tey wàcc seen i l'examen ca Bambey dof ba faray doomam njiital ñi seen xel manqué kilifa yi la ko jiiñ muy autorité yi marché central ba tàkk ca Kaolack maire ba àdduna ci ba naqaru lañ fa amul dara lu mën a fay lakk ga sàkku na itam ci képp ku mën a dimbali ña ca loru nga gaawe leen waxtaan diggante Banjul ak Ndakaaru waa CUSEMS di syndicat bi ëmb ay jàngalekat nee nañu ko gaawee ba mën a ubbi yoon wi dox ci diggante ñaari réew yi balaa examen baccalauréat bi di tàmbali ponk yi dañ ciy boole xibaar yi bitim réew ak Barthélémy Ngom maa ngi lay nuyu Barthélémy. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye li ci gën a fës ca Mauritanie nga xamante ni mbir maa ngay gën di doy waar jëmee ci kafani kon jiitu réew ma di Mohamed Ould Abdel Aziz justice réew ma daal dina nangu lépp mu luy moomeelam. Gabon tey jii ñuy féete seen juróom-benn fukki at gannaaw ba nu moomee seen bopp amul défilé prise d'armes rek la ñu def ca palais ba. attaque bi nga xamante ni def nañu ko ci benn hôtel bu mag ca Mogadiscio capitale bu Somalie lu ëpp fukki nit ñàkk nañ ca seen bakkan am na it lu ëpp fanweer yu ca jëlee gaañu gaañu attaque ba Chebab ya nee ñu ñoo ko def. jërëjëf Barthélémy Ngom tàggat yaram Malal Junior Diagne Malal maa ngi lay nuyu. maa ngi la fay Papa Ngagne ñu daal di kon waxtaanee lu jëm si wàllu Barcelone tekki nañu tey jii léegi ndombal tànk ki Casey Tiens nekkoon seen entraîneur dàq nañu ko ndax gis nañu leen ko taxoon a takkal kay ndombal tànk di ko fay koppar defeewu ko Europa League danañu tey jii ci ngoon xam kan moo dee fekki FC Séville jëm si wàllub final googu la jongante diggante Inter Milan la war a doon ak waa Shakhtar Donetsk su ngoonee wàllu tam guddi daan waxtaanee basket bi ak ndorteelu play-off yi ca États-Unis. jërëjëf Malal Junior Diagne muy xibaar yi bitim réew di tàggat yaram dinañ ko yaatal ci digg xibaar yi digg njoloor gi lay doon incha allah Coro News di xibaar yi mbas mi Nafissatou Silla lañ ci àndal yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis tey ñuy waxtaane cong gu bees gi ñuy njoxt ne mbas mi mën na ko defati suñu kaw ak yan matuwaay lañ ci war a mën a jël foofee la ñuy tàggoo. Papa Ngagne Ndiaye. mbokk yi ànd ak ñun ci xibaar yi digg njolloor gi ak rajo Futurs Médias ñu dikk ak yéen ci yaatal gi tàmbale ko ak syndicat liggéeykat yi yëngu ci wàllu justice daanaka ñaari weer a ngi ni ba ñu tàmbalee seen grève bi ak tey am na sax beneen boo xam ne tey ji ci altine ji lañ ko dàbbali mu war a am ñetti fan ñoom nag li ñuy sàkk mooy ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nañu sàmmonte ak lépp loo xam ne lu ñu digaale woon ak ñoom la du rek ñenn ñi nga xam ni ñoo nekk fii ci Ndakaaru mbaa feneen ñoo ciy loru bari na ñoo xam ne loru nañu ci grève bi nga xam ni waa SYTJUST ñi ngi koy grève boobaak léegi ca Bambey ñi nga xam ne nag ñoo ci gën a am ay jafe-jafe bokk na ci ndongo yi toll ci jamonoy amal seen examen dañ ciy ànd ak suñ correspondant ba ca Bambey Babacar Diouf. grève bu amul app bëri jafe-jafe yu mu jur ci askan wi ñi nga xam ne ñoo gën a nekk xale bëggoon a am extrait de naissance mënuñu cee jot duñu mën a def li nga xamante ni mooy yenn ci examen yi nga xam ne ci lañ waroon a dem ñi gën a mag bëggoon a def ay examen professionnel duñ ci mën a dem ndaxte casier judiciaire yi nga xam ne moo leen koy may fi mu nekk nii mënatu cee jot greffe yi dafa mel ni liggéeyatuñu ci tribunal yi ci njaareem ñoo xam ne nii mbir mi laal na leen ñu yëkkati seen kàddu Moussa Ngom. ñun suñu problème mooy suñu ay papiers yi nga xamante ne moom moo ñu permettre ñu def examen et papier yooyu mënu si jot ko papier stable yi dañoo boole ko au tribunal parce que ñoom ñu ngi en grève léegi daal li ñu bëggoon mooy ñu dimbali ñu au plus vite possible vraiment ñu mën a jot suñu ay papiers ndax état bi xaar ñu. ñi di avocat yi lu ni mel la ñuy dund ndaxte fi mu nekk nii këyit yi nga xam ne ñu nañ koo jot ci tribunal yi mënuñu cee jot dafa mel ni seen liggéey dafa yàqu fi mu nekk nii maître Serigne Diong avocat à la cour. L'exécution des décisions de justice pose un sérieux wax dëgg yàlla fi mu nekk nii kenn xamul lu ñuy dund parce que bu ñu àttee ba pare këyit yi nga xam ne moom mooy dogal àtte bi duñ ci mën a jot bu ñu àttee tamit li nga xam ne mooy yeneen këyit yi duñu mën a def rapport bi ndax ñi nga xam ne mooy greffier ad hoc yi ñuy jël ñoom mënuñoo rédiger benn rapport boo xam ne nii day jëm ci wàllu décision de justice loolu nekk na ay gàllankoor yoo xam ne nii ñun avocat yi moom la ñuy dund fi mu nekk nii moom kenn xamut lu ñu nekk. même dans une impasse. moo na de ci mbir moomu yëpp mu mel ni kenn bëggul a déglu sa morom diggante nguur gi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci tribunal yi semaine bu nekk moo door bu bees te nguur gi yëkkatiwul benn yoon yàbbi ci grève yi. Diourbel RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf jërëjëf ci la ñu des ba tey muy grève SYTJUST boobu ndax am na koo xam ne xam-xamam màcc na ci wàllu syndicat mu yàgg ci lool Mamadou Diouf lay wuyoo nekk ci CSA moom nag li mu xam ne mooy grève dafa war a gàtt te saf bu guddee dafay indi jafe-jafe te fii mu toll nag li ñu war a def mooy ñaari wàll yi ñu waxtaan ku nekk am loo bàyyi Mamadou Diouf dañ koy déglu ak Salimata Aw. grève moom li ci gën lu mu gën a gàtt rek gën a baax waaye day fekk itam
ñi nga xam ne ñoo ko seq mooy ñiy laajte ak ñiy joxe ñu ku nekk ñu nawloo ku nekk nawloo sa morom bu ko defee ñiy laajte duñ laajte lu mënta nekk waaye ñi war a joxe itam duñu bañ lu mën a nekk buñ ko defee rek ñu seq ko diggante ay nawle mën nañoo fexe ba duñu indi ay loraange ci ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo bànqaas boobu parce que foo grévé rek liggéey boobu am na ñoo xam ne ñu leen di gàllankoor ñoo xam ne seen yoon nekk te ñooñu ñëpp leen war a bàyyi xel ci cas yi ngeen di wax nii nag gouvernement bi am na ci responsabilité syndicaliste aussi am nañ ci responsabilité parce que ñun jàpp nañ ne daal grève moom ñëpp war nañoo bàyyee xel ñi nga xam ne ñu ngi leen di lor te seen yoon nekk waaye li ci am solo daal mooy ñi nga xam ne ñoo ko seq ñu nawloo bu ko defee ñu waxtaan mën a gis ay pàcc ci li nga xam ne moo leen jànkale. dañuy dem ca Bambey foofa dof ba fa rey doomam ji toll ci juróom-ñaari at ki di Ansoumana Dione mi nga xam ne mooy taxaw nag ñi àndul ak seen xel li mu xamle mooy kenn def ko lu dul kilifa yi ndax ñoo war a taxawu ñiy dox ci mbedd mi ay kàddoom dañ koy déglu ak Salif Sow. mu nekk lu ñuy ñaawlu lu ñuy méttitlu loo xam ne lu tiis la. waaye nag ñun ASAM dañuy jàpp ne ñaar ñooy responsable muy président Macky Sall ak ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñii ñoo war a jóg jàppale ñu suñu liggéey bi nga xam te ni boobu ba léegi ñu ngi koy waaj a sumb jëm si ñu amee feebaru xel rawatina ñi nekk ci mbedd yi ak ñi nekk si kër yi te amuñu lu ñu fajoo ñi amee feebaru xel dañ leen war a toppatoo waruñu leen a bàyyi ci biir kër yi ñuy indi ay jéeya ak di faagaagal askan wi. boobu ba léegi ñoo ngi waaj wante gouvernement bi président Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale dafa mel ni ñoom mbir mi soxalatu leen te loolu jekkul rafetul moo tax man Ansoumana Dione may woo le ministre de la santé et de l'action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr may woo le président Macky Sall pour ñu jàppale ñu ndaxte suñu kuréel gii di ASAM rek tey jii moo mën a taxawu ñu amee feebaru xel ñu nekk ci kër yi te amuñu lu ñu fajoo ak ñu nekk ci mbedd mi di taxawaalu bu ñu leen jëlul en charge daañu continuer di def ay jëye yu mel nii xale bu am juróom-ñaari at way juróom am feebaru xel dóor ko ba mu génn àdduna xam nga ne loolu ñaaw na ci réew moo xamante ne dañ ne ay réew jullit lañu ay réew ñu gëm lañu ndaxte suñu mbokk chrétien yaa ngi fi ak ñeen ñoo xam ne ñoom ñëpp dañ ne ci diine feebar Covid bii war na tax ñu taxaw ñu amee feebaru xel ndaxte cas de contamination communautaire yi ñi ngi gën di yokk. jërëjëf Ansoumana Dione ak Salif Sow procès Aby Ndour ak Pierre Goudiaby Atepa ate boobu nag dàqati nañ ko ba ñaar fukki fan ak ñeent ci fàttali Pierre Goudiaby Atepa moom moo clamé woon kii di Aby Ndour ne dafa yàq ab deram. daal di dem RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu dem ca Kaolack gannaaw ba fa marché central ba tàkkee maire ba nag àdduna ci moom Mariama Sarr la mu ñaawlu mooy ñàkk goo xam ni jumtuwaay bu mën a fay lakk amu fa dellu nag sàkku ci askan ba fa dëkkee képp koo xam ne mën ngaa dimbali ña ca loru nga gaawee leen dimbal ay kàddoom El Hadj Ndiogu Diène moo ko tataan. boo seetee li nga xam ne mooy li maire war a jànkoonteeg ñoom pour di éviter yu mel nii wala su amee ñu mën a gaaw wallu leen mooy bourse d'incendie yi situation bi ñu fekk Kaolack dafa xawoon doy waar booba ba léegi ñu ngi ci woon di defar réparer ndànk-ndànk mais récemment yàggul dara mairie Kaolack jóg na ak équipe ànd ak commandant sapeur pompier ñu def le tour de Kaolack xool lépp li nga xam ne mooy bourse d'incendie yi doxul dëgg la nag am na ci yoo xam ne moom niñ ko defee li lañ ca teg ci kawam du loolu moo ca waroon nekk ndax boo tabaxee ci kaw bourse d'incendie dootu mën a liggéey li mu war a liggéey te loolu am na foofu li ci des mooy recenser nañ yëpp ba ma jot rapport bi ba instruire jox naa ndigal secrétaire général loolu war naa mat léegi mu jege 1 mois ne ko na xool entreprise bi koy war a defar mu defar waaye loolu yëpp am na lu ko gën li ko gën mooy état yi ñu fekk marché yi président teg un programme boo xam ne bu am solo la muy modernisation des marchés maanaam marché yi dafa war a jógee tey ci situation bi ñu ko fekk depuis les indépendances pour nekk des marchés modernes pour dëppoo ak jamono loolu Kaolack am na chance bokk na ci te defe naa ne président lu mu validé ba pare ba financement yi taxaw defe naa loolu li ci des bareet ci wàllu marché ak i commerçant la ñu des ca Linguère foofu moom dañ leen a bëgg a jëlee ñoom commerçant yi fa ñu nekk yóbbu leen feneen foofu nag dañoo jàpp ni jumtuwaay ya war yëpp amu fa te sori na loolu nag la ñu bëggul te ñi ngi sàkku ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñu deltu ci ginnaaw dañ ciy ànd ak Baye Assane Diaw. ay jaaykat yu nanguwul ñuy amal luuma ji fu wuteek marché central ñoo ngi gën a teengal seenu xeex ginnaaw bi nga xamante ni kilifa yi jiite mairie bu Linguère mënuñ cee indi saafara Cheikh Ndiaye mooy délégué marché central bu Linguère. luuma du nekk ci gannaaw marché luuma ci biir marché bi lay nekk looloo naqari ñëpp bépp commerçant ci Linguère loolu naqari na ko dem nañ ci autorité yi wax nañ leen kenn faalewuñu kenn tontuwul suñu association délégué yi Sénégal maa ngi lancé appel pour ñoom ñëpp ñu jàppale nu parce que foo dem ci département Linguère marché central bi tuxuwut marché
marché bi nga xam ne luuma la mooy fekk si marché bu mag bi. ñoom ñi taxi di naqarlu ñàkk matalek barab bay dalal luuma ji aljuma ju jot may sa loo mbaar yi nekk luuma dara baaxu si ñaareel ba mooy ay kàmb fa ne maanaam yoonu ndox la ku fu fekk sa taw waxuma lay say bagage waaye yow sax waa mi mën a laa yóbbaale troisièmement mooy que ne douche fa nekk aussi baaxutut en plus de cela fa mu dendek déeg la saa bu alxames jotee jaaykat yi dañuy jànkonteeg ay jafe-jafe ngir toxal gi ñuy toxal seenub njaay ca barab bay dalal luuma ji Nafiña di kenn ci ñoom jeudi si ngoon à partir de 17h nga commencé di defar say bagage takk ay saako ay dàll di rañu ci ko saret yi ngay mel ni kuy màngaan te boo àggee balaa ngay lal da nga dog ba 10h nga doog a lal pour nga jaay rek problème la sa bagage yi day yàq si yoon bi yow ñi saret yi la daana ci yoon bi ginnaaw xëccoo bi doxoon ci mairie ak jaaykat yi ci ban bés la ñuy amal luuma ji beneen ñaxtu judduwaat na ngir marché central di mën di dalal luuma ji aljuma ju jot RFM Linguère Baye Assane Diaw. dañuy dellu soit fii ci Ndakaaru ndax secrétaire général bu SAMES moom àndul ci li président conseil d'administration bu l'hôpital Dalal Jàmm def di tekki ndombol tànkam ndax dafa jàpp ni projet ba ñu faamal ba tax mu tekki ndombol tànkam projet bu baax la ndax dafay tax ba ñi nga xam ni dañ daan jóge fii bitim réew di faju ji ñi nga xam dañ daan jóge fii ci biir réew mi di dem bitim réew di faju ji loolee mën a wàññeeku bu baax te loolu nag lu am njëriñ la ci wàllu pàcc ci réew mi docteur Ahmadou Yeri Camara mu nekkoon ganu rajo Futur Média ci RFM Matin. ci côté investissement bi man yàlla def na ne ñun ci réunion d'investissement bi nga xam ne dañu convier woon partenaires sociaux yi ak les acteurs yi nga xam ne ñu ngi ci xeexu Covid bi boobu la ñu posé problème bi te nag kooku il faut dire que c'est un acteur de santé c'est un professeur d'université qui avait un projet moo ko présenté. tamit aussi il faut que tamit bu waxtaan bi neex rek ba nga xam ne ñu jël yëpp xëpp ko benn nit wala maanaam miim ko mënuñu réclamer benn mbir ñu jox ñu ko après ñu ne léegi dootul priorité parce que professeur boobu ko doon plaider dafa ne nit ñi dañ leen di évacuer parce que duñ leen mën a defal greffe moelle. kon lim doon bañ moom moo ci àndoon. non du moom. du moom mais dafa am kenn koo xam ne projet professeur boobu la boo xam ne mu ngi ci hôpital bi. greffe moelle mooy boo demee ba nga xam ne da nga am ay genre ay aplasie médullaire ak ay service lu mel ni ay rajo ak yooyu noonu toppatoo nit ñi ak loolu centre bu moyen ak yooyu noonu lan moo gën a nekk priorité est-ce que du ne service yi nit ñi gën a soxla moo ëpp njëriñ hôpital bi. waaw xam nga affaire yi mbirum opportunité la maanaam opportunité bi réunion boobu dañ ne woon dañuy xool plan d'investissement post Covid bu Covid bi jeexee lan lañ soxla kii ne professeur bi am benn projet boo xam ne parce que nit ñi tamit koo xam ne dañ la war a évacuer pour ñu defal la greffe de moelle bu ñu la évacuer wul da ngay ñàkk sa bakkan te Sénégal yëpp kenn mënu ko fi def donc bu ñu amee possibilité ñu defal ñu service boobu alhamdulilah la ñuy wax. kon ànd ngeen ci ñu tabax bâtiment yooyu. service yooyu ñun ànd nañ ci parce que tamit il faut pas que projet yoo xam ne day développer secteur bi ñu koy freiner. ñu des ba tey ci wàllu jàngoro ak feebar ndax mbas mi tolluwaayam docteur Mamadou Ndiaye dikk na ci ak ñun tey ñu ànd teewlu ko. ci junni ak ñeent fukk ak juróom-ñeent test yi ñu jot a def juróom-ñaar fukk ak juróom ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci fanweer ak juróom-ñaar cas contact mooy ñi nga xam ne am nañu doomu jàngoro ji fekk dañoo jaxasoo woon ak ki ko yore te moo leen wàll fanweer ak juróom-ñett ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji te xamuñu ku leen ko wàll ñooñu nag nii lañ tëddee ci gox yi wala ci quartier yi Ziguinchor am na ci juróom benn Mermoz am na ci ñeent Kédougou am ci ñett Dakar Plateau am ci ñaar Médina am ci ñaar Parcelles Assainies am ci ñaar Rufisque am ci ñaar Bignona benn la ci am Bounkiling benn Cambérène benn Cissés Foire am benn Cité Fadia am na benn Cité Keur Damel benn Guédiawaye benn Hann benn HLM Grand Yoff benn Xombol benn Mariste am na benn Ñaari Tali benn Nord Foire benn Richard Toll benn Sicap Amitié benn Cité Soprim Extension benn et zone de captage am na benn juróom fukk ak benn si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom fukk ak juróom ñu nga ci réanimation ñett malade ñàkk nañ seen bakkan bésu démb dibéer fukki fan ak juróom benn ci weeru août bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni yu teg ñaar
ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett wér nañ si ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar si hôpital yi wala ci loxo docteur yi. moom docteur Mamadou Ndiaye moom sax la ñuy des ak ay kàddoom ndax bi mu doonee gan ci RFM matin ci la xamle woon ni mbas mi ak nawet bi dana mën a jur musiba ndax ku wax nawet wax si buru te bu dajee ak Covid bi du doon ngëneel ci askan wi loolu sax tax na ba kii di tax na ba ñële nga xam ni ñoom ñoo dëkkee ca Richard Toll ñoom ñi ngi koy xool bu baax ñi ngi maanaam jël ay matuwaay ci loolu ndax jàpp nañ ne mën naa doon musiba ci ñoom waaye ñi nga xam ne nag ñoo fa nekk di faj nekk ca waa Kër Docteur ñi ngi dalal seeni xel Mamadou Diagne lañ ci àndal. si jamonoy nawet bile ànd ak mbas mi di coronavirus lii di sibiru nar na am ay njeexital si lim bi nga xam ni Covid 19 bi mi ngi koy rey si doomu Adama bu ñu sukkandikoo si Lamine Bayla Sène ak Khoudia Dia ñoom ñaar ñëpp dëkk fii si biir Richard Toll la ñoom ñi le sax ñi nga xam ne ni wàllante bile ni mu jégee dayo fii si dëkk bi bu dee nguur gi jëlu si pexe mën naa jur jéeye fii si biir Sénégal la. Nouvelle vague de contamination yi man je me dis que fallait quand même s'y attendre parce que contexte tabaski bi nga xam ne cas yi doon gën a yokk donc ci loolu ñu dem ci tabaski respect gestes barrières yi léegi relâchement daf si am. gis nañu fii ci biir département bi ak ci réew Sénégal sax jàngoro sibiru bi daf fi jóge woon waaye gis nañu fan yi mi ngi ñëwaat te loolu yëpp dafay yokk taux de mortalité bi. et moi je pense que cohabitation entre corona ak pali moom du def lu dul yokk taux de mortalité bi. donte li ñoom ñaar ñi dañu ànd ak njàqare waaye kii di docteur Alioune Mbacké bu district sanitaire bu Richard Toll mi ngi dalal seen xel la te di xam le ni mbir mi mën naa bañ a àgg fuñ ko foogeewul. nawet bi ku ne xam ne ni sibiru bi day bare waaye nag nañu xam ne tamit ren tamit dafa ànd ak coronavirus léegi ndax situation boobu dina tax décès yi ñu daan am ñi daan faatu ci sibiru dafa nar a gën a yokk am déet loolu noonu yépp ay laaj la yoo xamante ni balaa ñu ci mën a tontu foog ñu am ay données xool yëf yi bu jàllee lan lay doon ndax données yi ñu daan am daaw sibiru la mu daan rey xëy na daaw wala daawat géej ak donte effort yi ñu ci doon def ndax ren loolu yëpp day nax saay yokku ndax coronavirus bi am déet foog loolu yëpp jàll. ñoom ñi le sax ñi ngi sàkku si ñu dugal ndaw ñi si xeex bii ñuy def jëmale ko si mbas mi di coronavirus daal di leen di sensibiliser waaye tamit jox leen ay moyens ngir ñoom ñu mën a waxal ak seeni communauté Mamadou Diagne fi si Richard Toll ngir rajo Futur Média. ñaari semaine dox suñu diggante ak examen baccalauréat yi secrétaire général bu CUSEMS authentique Dame Mbodj di sàkku ci kilifa yi fii ci Sénégal ñu waxtaan ak kilifa yi nekk ca Gambie bu ko defee wàllu dem bi ak dikki bi mën a jàppandi ba ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi mën a dem def seen liggéey ca Casamance ak la ko wër ci jamonoy examen yi dañuy déglu Dame Mbodj El Hadji Ndiogou Diène moo indi ay kàddoom. dañu jàpp ni jàngalekat yi nga xam ne dañu war a dem corriger ji bac bi ca Casamance nga xam ne dañoo war a jaar ci réewum Gambie traversé frontière bi bu fekkente ni autorité sénégalaise yi jël nañ matuwaay yéen war a jël jàngalekat dañ ko mën a def ci nu gën a oyof parce que jàngalekat yi su fekkente ni dañoo war a jaare par contournement bi dem ba Tambacounda doog a dem donc Casamance Ziguinchor di corriger ji ay baccalauréat dina metti lool ci ñoom ba bu ñu yeggee danañ tal leneen lu dul dem di corriger ji loolu moo tax ñu bëgg kilifay Sénégal ñu wax ak kilifay Gambie bu ko defee ñu oyofalal ko jàngalekat yi nga xam dañoo war a dem corriger ji bac bi ca Casamance bu ko defee ñu jox leen ay ordre de mission comme ni ñu koy defee ci ni ñu koy defalee yeneen liggéeykatu nguur gi ba nag ñu organiser ko aussi ba jàngalekat yi ku ci yore sa oto wala ñu mën a organiser wu seen biir ñu mën a traverser facilement loolu mooy tax correction bi du am benn problème mais jàngalekat yi bu ñu leen bëggee jaarloo ci contournement bi ñuy def ay lu mat 1,000 kilomètres pour mën a dem foofu ci Casamance kooku dina metti lool ci ñoom ba bu ñu demee buñ moytul danañ tal leneen comme ni ma ko waxee lu dul dem di corriger ji ay bac lii daal mooy sunu li nga xam ne moom la ñuy laaj te jàngalekat yi fa war a dem yëpp ñu ngi may interpeller ci loolu depuis fan yi di ma wax di ma suñu sañoon nguurug Sénégal jël ay matuwaayam. RFM bitim réew. Barthélémy Ngom ma dellu nuyu la. xibaar yi bitim réew dañ koy tàmbalee ca Gànnaar ca Mauritanie. mu mel ne nag président ba fa woon di Mohamed Ould Abdelaziz mi ngi gën di fa am ay jafe-jafe. waaw justice réew ma daal di na nangu lépp lu woon di lépp luy moomeelam leeral yi ñu ànd ceeg Mohamed Diop suñu ndaw la ca Nouakchott.
bu ñu sukkandikoo ci ëttites xibaar yi fii lu toll ci téeméeri camion ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent nag lañ nangoo ci président bi fi nekkan di Mohamed Ould Abdel Aziz ak gorom bi nga xam ne nag moo takk doomam bu ndaw di Asma di ay voiture de luxe ak itam ay camion loolu nag ñu ngi ko nangu ci l'enquête parlementaire bi ñu amal te mu ñeel nag jamono yi nga xam ne nag Aziz mu ngi doon jiite réew mi ci fan yi ñu génn dem jot nañoo teg loxo lu toll ci juróomi nit ñoo xam ne dañoo njort ne dañuy jokkalanteeg Abdoul Aziz ci wàllu xaalis am itam parti politique boo xam ne nag ministre de l'intérieur da ko suspendre ginnaaw bi nga xam ne nag daa dugal ci bureau politique am ay jegeñaale Aziz ministère bi nee na parti bi daa def congrès nag te yégalu ko moom Mohamed Ould Abdel Aziz nag jàpp na lii lépp nag dañ ko bëgg rek tongal waaye nag seetlukat yu bari jàpp nañ ne Mohamed Ould Abdel Aziz nag moom daa bëgg a làqatu ci politique bi rek ci jamono joo xam ne nag am na rapport parlementaire bu génn nag di ko jiiñ mbir yu bare bari bokk ci luubal xaalis ak itam joxe marché public yoo xam ne nag jaarale ko ci yoon ak jël suufas nguur gi jaay ko ay jege ñaaleem rapport bi fi mu toll nii nag jébal nañ ko yoon Mouhamed Diop nag sët RFM. Barthélemy bu ñu jógee ca Gànnaar dañuy dem ca Gabon ñoom ñu ngi màggal nag seen juróom benn fukki ati indépendance. waaw waaye nag mbir mi situation bi tax na amul défilé prise d'armes rek la ñu def ca assemblée ca palais présidentiel ba waaye nag discours ba moom kii di Ali Bongo def na ko ni ki démb daal di rafetlu nag liggéey bi nga xamante ne ñam wuutu ca boppi réew ma def nañu ko ndax tax nañu daal ba Gabon nekk ci réew moo xamante ne réew mu am dal la leneen it lu mu wax mu di modernisation gi mu nammi ci Gabon ci loolu la wax ay projet yu bëri projet yoo xamante ni ci ay secteurs yu bëri lañ ko bëgg a orienté moo xam wàllum yoon yi wàllum wér-gi-yaram wàllum formation ba ci sax wàllu emploi. dañuy daal di dem ca Somalie foofu ñii di Shabab yi song nañ fa benn l'hôtel ca Mogadiscio. fukki nit ñoo ca ñàkk seen bakkan bokk na ci kenn koo xamante ne ca nguur ga la bokk am na lu ëpp fanweeri nit yu ci jëlee gaañu gaañu leeral yeeg Salimata Aw. lu ëpp fukki nit ñoo si ñàkk seen bakkan bokk ci benn responsable bu bokk ca gouvernement bi wante itam lu ëpp fanweeri nit am ci ay gaañu gaañu loole nekk démb ci guddi mu nekk attaque boo xamante ni ñi ngi ko amal ci benn hôtel boo xamante ni bu mag la ca Mogadiscio congu googu nag jihadiste somalien yi woowee Shabab yi ñoom ñoo ko tàmbale maanaam benn oto bu ñu gasal kàmb ca wetu hôtel bi nga xamante ni moom la ñuy duppee hôtel élite ay nit yoo xamante ni dañoo yoroon ay ngàndaay daal di dugg ca biir hôtel ba daal di tàmbale di dóor ay sox foo tollu di ko dégg ci ñu sukkandikoo sa ña fekke mbir ma Shabab yi nag daal di pare fëgg seen dënn ni cong boobule ñoom ñoo ko def daal di koy xamle ci ab bataaxal ñu yokk ci ne ñi nga xamante ni ñoom ñoo ca làqu ay martyr lañu te ñi nga xamante ni ñoo fa nekkoon faat nañ ñu bëri ci ñoom ñu génne leen ci capitale somalienne bi ci atum 2011 Shabab yi nag fi mu toll nii su bëri ci seen ay béréb dañ koo ñàkk wante ba léegi am na ci ay zone yoo xamante ni ñoom ñoo fa teg tànk di fa def ay ñaawteef yu jéggi dayoo. ca Burkina Faso ak France mu mel ni bépp frontière bu Burkina Faso rek ñi nga xam ne ñooy waa France dañ koo jàppee ligne rouge. waaw zone rouge loolee nag wane ne France dafa wax ay ressortissants am ne bu ñu demati ci yenn région yi ba mbir mi di leer ndax li nga xamante ni moom la defkati ñaawte fii fa def frontières yi boo ko seetloo mooy bi dox diggante Niger Bénin ba ci Togo yooyu yëpp daal France nee na zone rouge la ko def. dogal gi nag mu ngi ko jël ni ki fukki fan ak juróom ci weeru août bi maanaam samedi gi weesu bi ñuy def 15 août moom nag dogal googu mu ngi tukkee ci Quai d'Orsay bu français ci dogal googu lee Papa Ngagne Ndiaye. jërëjëf Barthélémy Ngom. jërëjëf Barthélémy Ngom mu aju woon ci xibaar yi bitim réew yi ñu xaar dikk nag yaatal ko mu aju ci xibaar yi tàggat yaram yi ak Malal Junior Diagne Malal maa ngi lay dellu nuyu. loo fay Papa Ngagne. Europa League lañ koy tàmbale. Europa League jooju la ñuy tàmbale ak la nga xam ne moo jëm si jongante yi war a jeexal googule demi-finale tey jii nee nañu Inter Milan ñoo caa laale ak waa Shakhtar Donetsk loola boori 19h lay am ka cay am ndam nag daal di fekki rek FC Séville bi gagné démb Manchester United ca final ga jongante googu nag tey jii ca réew Allemagne lay daal di amee xabaar geneen bu daanu léegi mooy ñi dàq nañu Quique Setién nekkoon entraîneur équipe bu FC Barcelone gannaaw bu leen dóoree juróom-ñetti bal si ñaar si quart de finale yi nga xam amoon ci Ligue des Champions te Bayern mi def lu ni mel moo tax ñu daal di kon dàq entraîneur ba tey jii
loolu nag ñu musuñu ko dóor ñii di waa Barça demi-finale yooyu sax dinañu ko tàmbali bés ni kon ëllëg am na ci programme gu ni dina dox 19h bu ëllëgee diggante Paris Saint-Germain ak waa Leipzig lay doon ñoom bu nu noppee àllarba nag Bayern mooy de jouer ak waa Lyon waaye xabaar nañu ni ci jongante yooyu équipe bu Paris Saint-Germain bi daal gis nañu ni kii di Keylor Navas Marco Verratti ak Idrissa Gana Gueye am nañu xel mu teey ci seen bokk ci boobule match. ci wàllu football biti réew yi ba tey dañuy waxtaanee Liverpool ak la mu def ni jaloore ci Angleterre ren ji ak naka lañ mën a jàngatee taxawaay ba ca Sadio Mané am loola lépp kii di Serigne Saliou Dia di entraîneur ci réew mi moo ca defub njàngat. D'abord il faut ñu féliciter Liverpool je pense que ren def nañ saison kéemtaane saison boo xam ne depuis avant jàngoro bi déjà suivre nañu première ligue bi donc rawee deuxième bi lu bari malgré que pandémie bi ñëw na ab benn arrêt ñu reprendre aussi defaat nañ li nga xam ne moom la ñu ba jël championnat bi donc c'est l'occasion de féliciter Sadio Mané féliciter aussi toute l'équipe de Liverpool féliciter aussi l'entraîneur pour son excellent travail dire en même temps que aussi que Sadio Mané dafa yeggali saison bi mu defoon aussi en 2019 ba nga xam ne jëloon na ci titre ballon d'or africain bi donc boo xoolee parce que joué na ni mu war a joué defe naa dugal na 17 à 18 buts comme ça def je pense 9 passes ici ba pare sur le plan collectif aussi koo xam ne la vraiment bu ñu nee passe ici rek ça veut dire que sur le plan collectif il a été aussi nekk na au service de ses partenaires donc koo xam ne vraiment war nañ ko jaajëf saison bi parce que constant na ci malgré ak investissement bi nga xam ne dans le terrain ak ñi nga xam ne moom lay rey boppam dans le terrain donc c'est quelque boo xam ne vraiment war nañ ko jaajëfal c'est vrai que dama ko oublié sànq ci tubaab bi mais place bi mu mérité derrière des buts pour ça s'explique pas même il y a d'autres journalistes Aubameyang sax boo xoolee bañ na ko il y a beaucoup de gens yoo xam ni vraiment ànduñ si même Anderson bi ñu defoon meilleur joueur Liverpool je pense kooku aussi def meilleur joueur première ligue je pense que ça c'est des choses yoo xam ni kenn mënu ko expliquer donc ñoom ñu yor gat yi peut-être ñoom ñoo ko mën a expliquer mais Sadio Mané mérité d'être dans ci podium ci ñaar titre yooyu. Malal gannaaw lu aju ci wàllu football dañuy dikk ci basketball mu mel ne nag play-off yi ñeel NBA tey jii lay tàmbali. am na ñeenti match yu ne nii dinañu ko tijjee googalee jongante nga xam ne ñëpp dana koy xaar soo de càmm moo ci indi xabaar. saison régulière bu NBA bi nag daal dinay joxe verdictam ak play-in bi nga xamante ni moo doon dox ci diggante Portland Blazers ak Memphis bu góor gi si Dieng ci noonee nag Portland moom daal di mottali équipe yi dem ca play-off NBA bi dina tàmbali niki altine ji Utah Jazz moo fas yéene jàkkaarloo ak Denver Nuggets Brooklyn Nets di am Toronto Raptors Philadelphia 76ers di am Boston Celtics Dallas Mavericks di jàkkaarloo ak Los Angeles Clippers yeneen ñeenti jongante yi ñeel tour bu njëkk bi nag niki ëllëg lay doon Milwaukee Bucks di am Orlando Magic Miami Heat dina dalal Indiana Pacers Houston Rockets di am Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers di am Portland Blazers ñu fàttali itam que niki di LeBron James ak Anthony Davis ñoom nag fas yéene nañoo def seen kéem kattan ngir daal di yóbbu Los Angeles Lakers mu am ay fukk ak juróom-ñaareelu titre bu ñeel NBA kon mu mel ni ci loolee nag dañuy gis ab xëccoo gu nar a am ci Los Angeles Clippers ak Los Angeles Lakers bu fekkee nag Los Angeles Clippers moom jamono ji jàpp na ni que ni moom mooy favori ñeel titre gile Los Angeles Lakers nag mi nga xamante ni moom moo jiitu ci boppu classement wu conférence ouest bi moom it il faut que ñu def seen kéem kattan waaye itam jéem a daar écarté Blazers mi nga xamante ni dafa xiif ndam ci côté est bi nag ñaari équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo ci gën a baax bilan ci saison régulière gi nag ci conférence est bi la ñu nekk muy Milwaukee ak Toronto yi nga xamante ni boo deful ndànk ci finalu conférence est bi ñoom ñaari équipe yooyu nañ ca nar a gis ci fàttali sax ay at ci ginnaaw équipe yu gën a baax ci saison régulière bi ci conférence ouest nañ leen daan gis waaye mu mel ni nag ay at a ngi nii mbir mi dafa daal di changé. tubarkalla jërëjëf Malal Junior Diagne mu nekkoon xibaar yi tàggat yaram yi ñu dikk daal ci Coronews muy xibaar yi mbas mi ak Nafissatou Silla. lu jege ñaar fukki million ak ñaar nit yu amee jàngoro Covid-19 la ñu nemmeeku ci àdduna bi ñi ci ñàkk seen bakkan lim bi toll ci juróom-ñaar téeméeri junneek lu topp ñu gis ni nag jàngoro ji sax mi ngi wéy di amaat ci dëkk yi nga xamante ne sax xalaatoon nañu ni ñoom pare nañoo ak lii di épidémie bi ci États-Unis nag moom coronavirus mi ngi wéy di def ay loronge tey jëlee ci altine ji daal di nañu xëyeek junneek téeméer ak juróom fukki nit yu faatu ci Covid-19 ak lu ëpp juróom fukki junneek lu tekk ci contamination
contamination yu bees buñ dee xayma nag li ñu amee ci jàngoro ji bi mu tàmbalee ba négéni si mi ngi toll ci lu ëpp 7 millions yi cas ñuy daal di ragal mu daal di amaat cas yu bees ci xale yi ak ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy waajal ubbite école bi ca Brésil nag moom bilan bi tamit ma ngi fay wëye ndax ñu ngi xëyee tey 20 junni cas ak ñett téeméer ak benn daal di enregistré juróom benn téeméeri nit ñu faatu ak 20. Pérou nag moom daal dina xëyee tey jile ak lu tollook 20 junni cas ak ñeenti téeméer ak 20 nit yoo xamante ne Covid-19 dale na faat buñ ko dee xayma sax réew mi weesu na kabu 20 junni ak juróomi nit yu faatu ci noonu ñu gisee sax ni jàngoro ji ma ngi fay wéy bu baax ay médecins yu jóge ca Venezuela ñoo leen ñëw wàllu si Venezuela boobee sax daal dinañu fay nemmeeku 2 junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent cas yu bees ak fukk ak juróomi nit yu faatu ci fan wi ñu génn France nag moom ci bilan bu mujj bi mu joxe lim baa ngi toll ci 7 junni ak fukk ak juróomi cas waaye nag kenn rek moo ci faatu Royaume-Uni moom daal dina enregistré junni ak ñeent fukki cas ak juróomi nit yu ci faatu Italie sax moom gannaaw cas yi mu amee mi ngi wax ni nag dañuy tëj lii di discothèque yeeg boîte de nuit yi nga xamante ne dañ koy amal ci mbedd mi te nag lii di port masque nag léegi dafay obligatoire ca réew ma ci bépp bërëb boo xamante ne nit ñi dañ fay daje di ko dalee ci 18h ba 6h du matin décret boobee nag ki ko signé di seen ministre de la santé Espagne moom daal dina nemmeeku lu ëpp 5 junniy cas waaye nag fukki nit ak ñaar rek ñoo ci faatu Russie daal di xëy ak tey jile lu jege 5 junniy cas yu yees ak juróom benn fukki nit ak juróom-ñett yu ci faatu Russie nag wax ci samedi bi rek ni seen vaccin yu njëkk yi génn nañu te essai clinique yu njëkk yi nag fas nañ ko amale foofe ca Philippines ci weeru ut bi ñu ne Chine nag xëy na tey ak 24 cas yu bees waaye 0 décès la ñu enregistré 0 décès yi tamit ngir Corée du Sud waaye xëy nañu ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari cas yu bees Japon nag moom jàngoro jàng fay wéy di yéeg ndax ñi ngi nemmeeku junneek téeméer ak fanweer ak benn cas yu bees ci benn fan ñetti nit daal ci faatu Inde nag moom daal dina weesu limu 2,500,000 cas tey jële nag mu daal di xëy ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn nit yu faatu ci jàngoroy Covid-19 fi ñu toll nii sax Inde moom daal dina romb bu baax réew mi di Royaume-Uni ci limu ñu faatu fii ci Afrique ci Maghreb limu cas ñu contaminé wu ci coronavirus ma ngay wéy lu ci mel ni Algérie ak Maroc ndax Maroc sax moom ci boppam daal dina xëyee tey ji ak junneek ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari cas yu bees ci Afrique du Sud nag moom lim ba tamit ma ngay wéy ndax fi ñu toll nii sax ñu ngi ci seen pic réew mi daal dina enregistré tey jii la ci altine ji ñetti ju nekk juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar cas yu bees téeméeri nit ak juróom-benn fukk ak ñaar daal di ci faatu réew Afrique du Sud fi ñu toll nii sax mi ngi mettitlu li nga xamante ne seen production minière daf ko wàcc loolu ndax jàngoro ji di Covid-19. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fii la Fuuta féete mi ngi bëgg a futt suñuy tuñ woppi coronavirus ji xaajaguñu wàcc yëral xët mu njëkku Libération li ñu tuddee ay cas actif ci wopp si la ñu journal bi xamal ñu ne suñu réew di Sénégal romb na léegi limub 4 junni ci semaine bii ñu génn rek am nañu junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti cas coronavirus te li ëpp ci cas yooyee ay cas communautaire lañu ñoo ngi toll ci juróom-benn téeméeri cas communautaire ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ñaari téeméeri doomi aadama ak juróom fukk ak ñett ñàkk gum nañu seen bakkan ci mbas mi ci Sénégal libé nañu te démb dégg nañu directeur de la prévention di docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci émission Grand Jury bu RFM muy wax ne ñoo ngi jëmaat ci beneen vague l'observateur dolli ñu ci ne moom docteur El Hadji Mamadou Ndiaye du loolee rek la wax démb ci Grand Jury ci RFM ne wax na ne virus bi li tax ñu yegsi ak moom fii moo di dañoo jàppoon ne lu yomba lijjanti la doon déglu waxi ñenn ñi ba jàppoon ne coronavirus bi mënees na ko lijjanti ci ay fan professeur Cheikh Ibrahima Niang dib socio-anthropologue doon nit enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di ñu wax ci l'observateur ne woppi coronavirus yi toll nañu foo xam ne temps amatul retard bu ñu ci am rek dinañu wex xat journal L'Info moom it waxi coronavirus yi la xëy ndaw di jeunes yi ñu jàpp ne seen loxo génnul ci liy lawal feebar bi ñoom la jox kàddu gi ñooñee réeré wuñu mbir benn yoon ne feebaru coronavirus bi lu am la tey lu ànd ak dansé la sociologue bi di Jibi Jaxate di ñu wax ci biir journal L'Info ne communication bi nga xam ne gaa ñi def nañu ko ci diggante feebar bi ak jeunes yi nañu ko defee moo baaxul source waa nañu coronavirus bi duggati na ca mairie bu Ndakaaru amaat na beneen agent bu ñu fa testé mu positif te gile yoon ka corona ca mairie bu Ndakaaru jigéen la ju jege lool maire ba Soham Wardini Grand Place xëy di ñu xibaar ci xët mu njëkk ne gouvernement bu Amérique mi ngi jàppal réewum Sénégal ci xeex bi muy xeex
coronavirus gi moo waral ba waa USAID joxe fanweeri milliards centre de contrôle et de prévention des maladies teg ci ñaari milliards ak genn wàll ñeneen ñuy jàpp ci xeex bi Grand Place nee nañu ñoo di waa ONC 3D ne Moundiaye Cissé ak i gaayam programme bi ñu nasoon tudde ko suñu élection mbas mi tax nañu soppi ko def ko sama masque sama kaaraange màggalu Tuuba ren gi nees koy màggalee ci jamono ji nga xam ne woppi coronavirus gi mayul nit ñi fu ñu yàq seenu nag laatir bi nañu xalifa général kulu murid di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou moom la ñuy déglu def nañu démb ab CDD ca mairie bu Touba ngir waajal màggal gi Vox Populi nañu virus bi du tee màggal gi dina am ila Touba waaye ci kaw képp kuy màggali wàccu ak geste barrière yi waa kër docteur digle màggalug ren gi ay boori le 1er octobre yooyu Vox Populi nee nañu ca la war a am dogal bi ci Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des mourides jël moo di dañuy màggali tekku ciy màggali na nga matal li waa ministère de la santé santaane dem ak dikk fu mu am aw yoon am ciw yoon wii di autoroute à péage bi l'observateur wax nañu ne état bu Sénégal mi ngi waxaale waat contrat de concession bi ci am te doxu diggam ak ñi tabax autoroute bi am na comité d'experts bu ca nekk di xeltu lañu ca nase yeggee nañu ko président de la république Macky Sall ba mu walide ko ànd ci ak ñoom ñu ànd xooli xët mu njëkk Le Quotidien ministre de l'énergie di Mouhamadou Makhtar Cissé la ñu xëy di wax li ko dal keroog ca ndajem conseil présidentiel gi ñu doon def keroog doon ci waxtaane tolluwaayu projet yu plan d'action prioritaire yi ministre énergie ak pétrole di Mouhamadou Makhtar Cissé yéenekaay bi nee nañu xamul nu ndajama demee ndax ba mu yegg si fekk na président ñëw ba ñu tëj buntu yee ba mu yeggsee ci buntu ba la ñu ko tëye ba noonee la raté ndajama ñu daje ji ci la Sénégal fekkaat fa leneen coowal suuf lu amati ci réew mi ginnaaw coow li woon ci littoralum Dakar bi coow la woon ca Ndengleer ak la woon ca Tóobeen gile yoon coowal suuf li ma nga jollee ca Dugar askan wi ñooy ragal ñu saax-saaxee seen suuf si li gën a tey seenum xel nag moo di soldat sañu gis ca barab ba guddeeg bëccëg syndicat gi jaboote liggéeykat yi ci wàllu yoon di SYTJUST Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne seen grève bi ñu nekkee daanaka ñaari weer ak lu teg soo xel na bu baax a baax administration bu réew mi njiital SYTJUST de maître Aya Boun Malick Diop xëy di ci waxtaan ak waa Source A ba xamal leen ne fi ñu toll nii képp kuy liggéeyee ci justice bi rek sa loxo ngi ci xeex bi ndax dem nañu ba xam xel ne ministre de la justice li muy togg bu ñoree mbooleem lu ñu façon ak gouvernement bi dana ko fecc enquête dina kay nañu sagara ngi xeeñ ci justice réew mi ne magistrat Ngor Diop mi ñu jëlee Kolda affecté ko ca kees moom la magistrat yi ne du ca dal enquête dolli ñu ci ne union des magistrats du Sénégal fas nañu yéene jëlee avocat ngir ñu dem jébaane ji yëf yi ca kanamu cour suprême tribunal flagrant délit bu Ndakaaru Les Échos nee nañu fa lañ doon atte keroog àjjuma Moussa Diallo Ibou Diaw ak Babacar Ndiaye di ñetti waxambaane yi ñu ne ñoo doon lambatu ak di saay-saaye ndaw si di Fatou Ndoye ca Sacré-Cœur gannaaw ba ñu ko jiiñee ak càcc ak doon ko filmer ba yëf yi wër àdduna loolee ñu def yéenekaay bi nañu ñu ko def benn atu kaso bu juróomi ati kaso mën na leen caa fekk Malick Ndoye di bàyyi Fatou Ndoye mi ñu def jëf ju ñaaw joojee Les Échos nañu keroog àjjuma ca àtte ba wax na ci kanamu àttekat ba ne doomam nittali na ko jëf ju ñaaw ju ñu ko def ba ñu ko dugalee ca kër ga mu ne keroog ba ñu ko jiiñee ak càcc jàpp ko yeew ko duma ko futti ko lambatu ko boobee ba léegi doom jama nga ñu tëye dalal xel ca kees ndax dafa jaaree gën a ràngatiku. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf Mohamed Ndiaye la woon ci yéenekaay yi dañuy dikk nag daal ci gis-gis gis-gis niñ ko waxee ñu njoxt nag ne geneen cong mbas mi mën na koo def ci biir réew mi loolu bu amee yan matuwaay la ñu war a mën a jël ci la ñu bëgg a waxtaan ñu di ci ànd ak docteur Ousmane Gueye nekk directeur bu service national bu éducation ak information ci ministère de la santé waaye ñu ànd ci ak Mbaye Paye di cardiologue di médecin moom itam ñu xam ko ci wàllu tàggat yaram ci wàllu privé bi lay yëngatu. njëkk ñu daa tàmbalee waxtaan bi ak docteur Ousmane Gueye docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. docteur bu ñu xoolee li nga xam ni moo xew ci àddina bi mu mel ni beneen vague la boo xam ni Covid 19 bi def na ko ñu mën ko njort itam fii ci biir réew mi ndax gisee nga ko noonu wala am na neneen yow noo ko gisee. waaw jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu sa auditeurs yi ak auditrices yëpp di nuyu sama xarit sama frère docteur Mbaye Paye di wax ni bon est-ce que gisee naa ko noonu je ne crois pas parce que xëy na feneen ñoom ñu ngi wax deuxième vague mais ñun est-ce que ñu ngi ci deuxième vague gëwuma ko ñun li ñuy seetlu moom mooy xëy na succession événement yi am fii ci jamono yi mujj yi ak boole ci ni ñuy yokkee kii nu mu tëddee point de prestation yi maanaam fu ñuy prélèvement yi fu ñu koy defee laboratoire yi loolu yëpp mën naa wone tey ji chiffre bi yéeg mais dafa laaj ay jàngat yu am solo parce que boo ko xoolee ma waxee événement yi nga xool événement tabaski bi fi jaaroon fan yi passé te tey ñu ngi ci presque ñu ngi dugg ci deuxième semaine après tabaski bi muy temps d'incubation pratiquement virus bi mën nañu xalaat ni bokk na ci facteurs yi ko yokk
ñaare bu njëkk ba buñ daan def ay prélèvement Dakar rek a ko daan def boole ci Touba ak Kolda mais léegi boo xoolee Rosso mu ngi def prélèvement Kaolack Ziguinchor Kédougou maanaam ñu ngi koy wasaare ci 19 sites sentinelles yi Sénégal am yëpp donc loolu yëpp mën naa wone augmentation chiffre ak boole ci voyageurs yi aussi bu njëkk ba bokkuñu woon ci ñi daan testé donc boo jëlee loolu yëpp mën na expliquer quelque part chiffre mais warul tax ñu ne chiffre yi yéegul waaw chiffre yi yéeg na surtout lu jëm ci transmission communautaire bi maanaam virus buy law ci biir askan bi loolu moom lu leer la tey gis nañ ni pratiquement boo xoolee transmission communautaire bi ëpp na doole li fi amoon docteur nga baal ma mais man dama dégg ñaari wax yoo xam ni bëgg naa nga leeral ma ko bi ci jiitu mooy jàpp nga ni virus bi vraiment mi ngi circuler loolu bokk na ci argument boo joxe mais da nga wax leneen loo xam tam lu ñu mën a jàpp la mooy test yi gën na yokk te bu test yi gën a yokk faaw li nga xam ni moom mooy feebar bi gën a yokk ci chiffres yi effectivement moo tax ma ne bu ñuy def ay c'est-à-dire fan nga mën a sukkandiku pour wax ñu rek que ne virus bi vraiment mi ngi gën a law xam nga virus bi boo ko xoolee transmission communautaire boo xoolee chiffre ci transmission communautaire rek mën na la won ni virus baa ngi daw ci biir communauté bi maanaam ci biir askan bi virus baa ngi daw parce que boo demee bay am ay transmission communautaire ay 100 et quelques nga xam ne wax dëgg yàlla virus baa ngi daw ci biir communauté bi te nombre test bi ñu yokk itam du ci jugé wu ci dara non ci transmission communautaire déedéet d'accord parce que transmission communautaire boo ko xoolee maanaam mooy askan gi jot doomu jàngoro bi te xamul fan la ko jëlee donc mooy xam ne koo xam ne am feebar na dem na testé ñu gis ni positif na ñu def enquête mais mënuñu ba tey ji lëkkale feebaram ak keneen donc loolu mën na wane ni chiffre yaa ngi fi mais leneen li aussi li mën a expliquer chiffres yi yokku tam mooy li ma doon wax noonu laboratoire yi yokku bu laboratoire yokku rek nombre de tests yi yokku bu nombre de tests yi yokku probabilité cas positif yi yokku d'accord loolu yëpp mën nañ ko boole am na sax beneen boo ci yokk yow mooy xew-xew yu tegaloo yi voilà xew-xew yu tegaloo yi yokk nga ko ci ne bokk na ci itam li nga xam ni yokk na mën na expliquer parce que da nga daan gis ay zones yoo xam ne daawuñ ci woon wax sax corona tey jii ñu ngi am covid 19 te mu tombé dañuy wax xëy na tombé moo waral ay gaaf mais mën nañu jàng ni déplacement population bu jóge Dakar dem ci yeneen régions yi jóge Thiès dem ci yeneen régions yoo xam ne xëy na bu njëkk ba même bu fekkee amoon nañu ay cas mais tuuti cas lañ amoon mën na expliquer loolu mën na ko expliquer donc pour vous dire que tey jii bu ñu waree def jàngat boobu war nañ jël paramètres yëpp waruñu négliger benn paramètre d'accord ndax yaakaar nga ni pexe mën na ci am maanaam yan matuwaay nga njort ne buñ ko jëlee mbir mi mën na bañ a gën a jéggi dayoo waaw defe naa war na xalaat ni pexe mën na ci am mooy bu ci ñëpp dugalee seen loxo benn mooy del mbir mi bañ ko def mbirum ministère de la santé bañ ko def mbirum présidence de la république mais ñu def ko mbiru sénégalais muy sénégalais yëpp war ci dugal seen loxo loolu benn la ñaare mooy tey jii ñun luñ stratégie bu ñu teg en place ci biiru Dakar maanaam di wër ci dem ci quartier yi ak suñu volontaires yi di waxtaan ak nit ñi di leen indiwaat ba finalement ñu dem li ñuy wax ne def ko seen moomeel mooy li tubaab naan appropriation ñu def ko seen moomeel defe naa loolu tam lu am solo la ñetteel bi moom mooy tey jii gis nañu suñuy jëwriñ mooy ministre de la santé et de l'action sociale fan yi commencé na def famille religieuse yi dinañ dem ci famille religieuse yi yëpp jéem a ut seen baat amaat seen baat parce que joxoon nañu seen baat amoon nañ ko mais gën ko amaat xam nga parce que répétition mooy c'est pédagogique waxoon nga ko sànq ci kàllaama wolof il faut ñu delluwaat loolu chef religieux yi wax leader politique yi wax mais nu mu tudd partenaires sociaux yi syndicats yi seen jiit yi wax sëriñ daara si wax ñëpp wax defe naa bu ci ñëpp dugalee seen loxo rek sëñ bi man am naa yaakaar ne mën na dellu mbir mi mën na dellu gannaaw. on a la possibilité on a les moyens. d'accord mais dafa am loo xam ni wax nga ko léegi maanaam dafa may argument yoo joxe yuy wane ni kon ñun tollooguñ ci beneen cong muy beneen vague. loolu li nga expliqué nii bu fekkente ni noonu la demee est-ce que mën nañu njort ne kon feebar bi mi ngi fi jógee gu fi ndax bu fekkente ni jotaguñu beneen vague te beneen vague mën naa am kon kañ lañ mën a xaar jeexu feebar bi carrément pour yow. xam nga beneen vague mën naa bañ a am. d'accord ok xam nga mën naa bañ a am. mooy li may wax ni mooy tey ñëpp bu ñu sàmmonte ak li ñu leen digal li jëm ci mesure administrative yi loolu benn mooy port de masque na nit ñi takk masque lieu public ak yooyu
mais aussi sàmmonte ak waa kër docteur li ñu wax mooy nañu raxasu nañu tàkk masque ak yooyu tey jii bu sénégalais yëpp d'accord ci loolu def ko seen moomeel ñi def ko mën naa xalaat ne fi la ñuy wax ñeenti semaine mbas bi mën naa dellu gannaaw bu baax a baax bu boobaa kenn du xalaat deuxième vague dañuy wax rek nan la ñuy def ba vague bi ñu nekk nii mu jeex tàkk. defe naa loolu problème engagement la problème participation la ñëpp gëm ni lii mën naa dellu gannaaw ñu bañ a am deuxième vague. docteur Ousmane Gueye maa ngi lay gërëm bu baax. ñu fàttali ni yow yaay directeur bu service national bu éducation ak information ci santé ñu gërëm la bu baax docteur Mbaye Paye di cardiologue moom bëggoon nañu jokkoo ak moom mais jàppandiwul xam naa ni activité yi mu nekk moo ko mayul ñu gërëm leen bu baax kon mbokk yi mu nekkoon xibaar yi digg njolloor gi ak rajo Futur Média Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi Pape Ngagne Ndiaye nekkoon ci waxukaay bi ñu leen di jox rendez-vous incha allah ci beneen jotaay xibaar bu ci àllande jërë ngeen jëf. Mon pneu d'occasion m'a encore lâché alors que je l'ai eu il y a quelques semaines.